asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum askan bi asalaamaaleykum waa Médina asalaamaaleykum internetu Dak Médina asalaamaaleykum waa diaspora yéen ñi nga xam ne da ngeen ñu suivre un peu partout à travers les réseaux sociaux fi ma taxaw nag jekku la muy pencu jekko mu penc bi nga xam penc yi nga xam ne yëpp importance la ci penc yi bokk ci fukki penc yi ak ñaar ñu ñëwoon tey def benn émission ci grand place bi nga xam ne fii am pratiquement grand place nag dafa amoon importance biir Médina parce que lieu de socialisation la woon pour Médinois yi da ngay dem fekk fa classe d'âge yëpp di nga fekk rak fekk fa mag fekk fa nijaay fekk fa papa fekk fa sax maam ci milieu bi boo fu ñëwee pratiquement di nga gis respect boo xam ne ñëpp dañ koy am te jàngukaay la woon. yàlla nga ñu jàppaloo ñu sa bopp aaral ñu seytaane mi ngi nekk ci diggante nit ak jinne ñu bari ñoo ngi def ay jëf fekk jinne lañ ko defal wala nit seytaane yàlla nañu yàlla dàqal seytaane ci Médina dàqal ñu ko ci àdduna si yëpp ba ñu mën a réconcilier suñu bopp pour mën a delluwaat si suñu borom parce que àddina yàggul wóoru ñun ñëpp dañuy delluwaat ci yàlla. di leen gërëm yéen ñii parce que Dak Médina dafa mel ni ñun la ndax yow on a joué au basket Jaraaf bokkoon équipe Malick mii sama frère football loo nañ ci petit camp fii ba tàyyi xam nga diggante rue du sax rue 29 donc xam nga maas tamit même chose donc ñun ñëpp ay frère lañu. Dak Médina nag dañ naan ku yokkul da nga wàññi dëggantaan da ngeen yokk parce que aujourd'hui tout ce qui se passe à la Médina que ce soit religieux que ce soit politique sportive culturelle yéen a ngi ciy dugg seen loxo di informer les gens en temps réel et loolu dañ ko soxla parce que gox bu nous sommes à l'ère de la numérique donc gox bu nekk war nga am nga benn médium buy permettre ngay xam li xew sa gox ñun sax peut-être sax duñ ko yëg mais ñu nekk ci bitim réew ñooñu xam naa ni bu moom dañ leen di ñaanal rek du leen di lancer appel nag ñu xam ne c'est des jeunes ñoo monté lii ñu jàpp ci. parce que lépp tam moyen moo koy def donc nañ si gars yi jàpp ñi may dégg nekk bitim réew yàlla may leen tuuti moyen ñi nekk fii si dëkk bi am moyen nañ xam ne lii kat ay jeunes ñoo ko initié ñu jàppale leen ci. vraiment loolu laa doon wax ci Médina di rafetlu seen liggéey di leen si féliciter di leen encourager du ma jóg ci envoyer Malick ay message d'encouragement moom mi xam na loolu ñu ngi si encourager Lamine bu baax di encourager ñoom Mass ñëpp vraiment ak tout le groupe bi ngeen bokk liggéey bi. ñun ñëpp benn lañ te benn bi ñu nekk warul tasaaroo mukk comme kurus rek. bu buum bi daggee rek lépp yàqu na waaw bon bokk war nañoo dajalaat lépp ba mu nekk benn waaye nag c'est un accident rek ngeen fekk ma fii parce que fii c'est un lieu de mémoire pour moi c'est un lieu de souvenir parce que boo xoolee maa ngi dessiné jàkk ji waaw gis nga jekko ji gis nga ko xool ko benn minaret la am qui signifie l'unicité de Dieu waaw donc minaret bi invité nañu à l'unicité de Dieu coupole bi mu ngi invité vers la transcendance parce que mënoo wax Médina te tuddoo yàlla tuddoo Rasulullah tuddoo alxuraan c'est impossible bon boog man li nga xamante ne moom ma soxal te ma toog fi néeg bi la parce que bu ñu jubóog néeg bi rek lépp daal di kii waaw parce que boo xoolee Alaaji Malick ba mu ñëwee néegu yàlla la tabax Serigne Touba ba mu ñëwee néegu yàlla la tabax Baye Niass ba mu ñëwee les Omariens néegu yàlla lañ tabax donc la Médina est le pôle de convergence de tous les tarixa qui ont modelé le Sénégal waaw moo tax c'est une ville de la transcendance et de l'accueil et de la teranga moo tax tey jii da ngay gis les Comoriens gis ñëpp xeet yëpp ñoo ngi fiy ñëw tey bien que dëkk bi neexul amul alal mais teranga gis Sénégal am moo tax ñëpp di fi ñëw ku fi ñëw rek mën nga lekk mën nga naan gisoo ni mu bare lii aw ma fu ma ko dugal lii fu ma koy dugal dama ko fi bàyyiwaat rek wala ma séddale ko xale yi waaye li ma bëgg a wax ba bëgg koo wax nag image dafa am doole waaw parce que image mën na remplacer 1000 mots lenn rek laa mën a jox à la diaspora et aux Médinois mooy cette photo waaw boo ko xoolee je suis au milieu il y a les deux extrêmes yàlla ak Rasulullah maa nekk nii ci digg bi nag dama gëm ma gisuma àddina gisuma àllaaxira yàlla laa gis ak Rasulullah kii nag c'est l'image que vous devez garder de moi parce que àdduna si mën nañ la defal benn image boo xamante ne si lépp dina yàqu te sa réputation parce que foofu la ñu mën a jaar pour détruire la waaw bon bokk image bi képp ku ma xool te gisoo ma ci image bi bépp image bu ñu la présenté ma représentant c'est que c'est une fausse image. image bi daal mooy lépp. moo lay reflété. moo may reflété te tamit ku fi indi beneen image bu dul bii bëgg ma présenté bu leen ko nangu. yow da nga nekk nit boo xam ne dañ lay déglu
surtout jeunes yi ñu jëm ci joutes yoo xam ne joutes yu nar a discuté wu yoo xam ne ñun ñee ngi ciy gis violence nan na ci bëri te commencé na déjà soo waxee nañ la déglu ban appel ngay def. La violence n'a jamais rien réglé. La violence appelle la violence. Il faut il faut de l'apaisement, il faut de la sérénité pour pouvoir avoir un comportement social durable. Tant que amuñu yar, tant que amuñu teggin duñu mën a dellu mukk ci li nga xamante ne mooy jox nit jàmm. Xëccoo bi jaru ko ku nekk la nga war a nekk di nga ko nekk parce que c'est écrit par le bon Dieu. Ku nekk li nga war a def di nga ko war a def parce que c'est écrit par le bon Dieu. Parce que nit ñi seen diine dañ ko xamul parce que yàlla pare na ci ñun ñëpp ku si nekk am na lu mu la jox. Vaut mieux ku nekk xam sa valeur morom jox ko wàccuwaay ñu joxe loxo bu ñu joxee loxo ñun ñëpp nekk benn dinañ trouver une solution boo xam ku nekk di nga nekk sa place mais place moom kenn du ko xëccooti xoola yow ci tapis bi nga toog fi fauteuil nga jógee yaa ngi toog sur un tapis de prière et ce tapis de prière c'est l'image du paradis boo ko xoolee looy gën a wàcc sa bopp rek yàlla di la gën a yëkkati bon boo munoo am tey jii wàcc te yaa ngi wéeru ci mur boo nga xamante ne c'est un mur antique ça de la Médina c'est l'ancienne Médina ah wéeru ci daf lay jox barke parce que amul benn immeuble bu nga xamante ne am nga barke bi mu am xool ko esthétique bi ak lépp alors yii nag laay jël di ko recenser di seet maintenant comment amener maintenant les architectes à réfléchir sur l'architecture antique de la Médina waaw mais ba ma ñëwee résidence de Médine ils m'ont pas compris parce que dañu dagg garab yi commencé tabax ay podium commencé def lu nekk dagg écosystème bi picc yi nga xam ñoo nekkoon Médina nekkatuñu fi ah la résidence de Médine on peut pas dire mieux pour saluer le prophète c'est la maison du prophète la maison du bien-aimé comme Mame Abdou ni mu ko wooyee ah waaye lu toll ni résidence de Médine ñu jox ko culture bi ñuy fecc ak yooyu te yonent bi amu fi kër gu mel ni yonent bi am na kër bu mel ni fii bu mel ni résidence bi ah résidence de Médine boo ko waxee sa xel day dem ci yonent bi la foi est allée se réfugier à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou donc le cœur de la Médina c'est la résidence de Mamadou Dia ah man depuis fort longtemps maa ngi wax ne kër gi dañu war a respecter garab yi respecter nature bi et puis delloo lépp ci yàlla loolu bu ñu ko defee la Médina aura un centre boo xamante ne c'est dédié à l'un des meilleures créatures sallallahu alayhi wa sallam. man Pape Lay Camara lañ may wax quoi maa ngi dëkk rue 27 angle 2 bis maa ngi nii ci rue 29 angle 10 bon biir Jekko waaw cela veut dire que daal lii mooy Médina daal. actuellement biir Médina am na ñaari coalition yoo xam ne coalition de forte envergure la muy coalition présidentielle bu Benno Bokk Yaakaar ak coalition maire bi déjà yow en tant que Médinois nan nga gisee ñaari coalition bi ban jàngat nga ñu ci mën defal. waaw li nga laajte laaj bu am solo la parce que bon ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi ñàkk far ku du ñàkk daal ku nekk war nga am foo bokk mais lépp rek nañ ko dek ci jàmm ak salaam parce que Médina ñunu neen la. li may woote di ko woo suñu mag ñi suñu rakk yi suñu doom yi suñu jarbaat yi nañu ànd nekk benn parce que ni nga ko waxee Benno moo fi ne ak côté Bamba Fall kër goo dugg am nañu far Benno am nañu far ci Bamba kon dañu war a rafetal lépp daal suñu xoolee jotaay bi tey ñëpp bokkuñu fi ñu bokkuñu fi ñuy xool mais ñun ñëpp a ngi ànd nekk benn. gis nañ ne violence bi ñu ngi koy rumba daan ne dina ñëw am na sax ñu ne commencé na yow am nga ci xale yi am nga ci ay jarbaat am nga ci rak am nga ci doom am nga ci parce que Médina nga bokk lan ngay wax ci xale yi pour ñu xool pour ñu def désescalade ci violence bi ñu jëm nii. waaw dëgg la suñ ne commencé na c'est vrai parce que des deux côtés foo ci dem benn violence bi njëkk mooy miiru jàmbur yi ñu jàpp di bind. ma ne ko ciblé wuñu benn parti ñëpp la ñuy waxal. violence bi mi ngi njëkkee ci jël jàpp miiru jàmbur fekk mu defar ba mu rafet nga peinture def lu la neex sa leader sax du yëg mais ñu ngi ciy yàq deru leader te leader yi yëguñu ñi koy def kenn defloowu leen ko nañu arrêté parce que ñun ñi ñu neen la boo tewuñu kenn ci ay côté violence ñun Médina biñ fi juddoo ba léegi xamuñu affaire violence ñun ñëpp benn lañu. la preuve ñun dañ daan dem nawetaan ñun ñëpp doon toogandoo dañu amoon place boo xam ne place su jàmm lañ ko tuddee woon mu féete woon ci côté Anbal ba amuloon kii Damel Salaba amul kii Jekko amul kii Ngaraaf mais léegi génération bi ñoo ñëw dindi fi lépp man depuis 2000 dama tuma nawetaan ndax violence parce que mënoo toll ci âge bi di toogandoog sama ay doom ñu may toroxal xale yi dama bëgg ngeen delloo seen xel ñun ñii di wax ak yéen ku ci ne am nga foofu bokk
mais affaire violence du ñu jëmee fenn politique bi day jeex te ka nga tax ngay xeex wala dara ëllëg mën na am sax mu fàtte la kon jarul yenn yi quoi man daal loolu laa am appel bi may def nañu dalal xel yi te ànd nekk benn. man la Bassirou Diagne tourneur nekk fii ci Jekko juddoo fi yaroo fi fii ci biir Médina bi. que c'est des partis politiques qui aspirent à diriger la commune c'est légitime leen rek lañ leen ciy wax mooy lépp luñ ci waaj def nañ ko def ci esprit Boy Médina parce que esprit Boy Médina fu mu nekk nii dañ ko dévoyé ce n'est plus Boy Médina yi ñu daan wax bu njëkkoon ak léegi li ma gis nii dootul bokkutul ñun référence la ñu woon Médina bu ñu daan wax Boy Médina di ko wax di ci am fierté dafa am lu taxoon mais léegi on commence à perdre ça ba ñeneen ñi ñu ngi dal suñu kaw te dara lu warul ko mooy violence bi ak manque de respect notoire bi am ci jeunes yi par rapport à leurs aînés te loolu faw ñu dellu si waat ko. léegi yow Médinois nga nekk une personne avertie. conseils municipaux yi nga xam ne ñu ngi commencé def liste pour les conseils municipaux. ban xaar attente ngay am. sur le casting. yi nga xam ne moom la ñu war def ci conseils municipaux yi. mais la première chose mooy ñu jël ay personnes ressources quand je dis ressources mooy ñoo xam ne am nañu background boo xam ne vraiment mën nañu dimbali waa Médina que Médina jëm kanam mooy première chose bi. la deuxième chose ñu ut ay nit ñoo xam ne ay fidèles parce que en politique nag du ci wax fidélité day xaw a jafeñ mais il faut ñu indiwaat valeur yooyu mais daal lii la première chose biñ ci war a njëkk a def mooy ñu ut koo xam ne bu ñëwee toog ci conseil municipal bi dafay ñëw pour représenter la Médina mais non que coalition bi nga xam ne moom ci liste boobu la bokk. yow Médinois nga. am na maire yi fi nekk yëpp fekk nañ la fi. maire communal yi. ban jàngat nga gis ci conseil municipal yi nga doon gis foofu. bon li ci ëpp clientélisme politique la woon rek parce que tamit kuy fal da ngay fal koo xam ne wóolu nga ko donc nit koo xam ne yow la àndal ngay mën a fal. par rapport nag ak ren bi déjà danañ xam kan mooy doon maire avant c'était pas ça c'était les conseillers municipaux ñoo daan doon indirect la woon léegi nag carte gi dafa gën a leer gis nañ fi Ahmed Diène gis nañ fi Pape Momar Diop gis nañ fi Birame Sassoum et l'actuel maire mais léegi da ngay xam ne ki nga xam ne moom la ñuy wax ne mooy tête de liste bi mooy doon maire donc doon yu bari dana changer mais avant loolu amu ci woon. donc le casting doit être beaucoup plus exigeant beaucoup plus rigoureux dañu xool ay personnes vraiment ñoo xam ne mën nañu apporter un plus à la commune. ba tey ñi ngi biir penc Jekko mu nekk penc bu mythique am lu jafe muy grand place. waxuma grand place bu léegi mais grand place laa wax grand place bu njëkk nga fekk fi classe d'âge yu bëri boobu maaj dama lay laaj déjà yow ban jàngat nga am ci grand place. xam nga grand place dafa doon loo xamante ne lu yàgg la si dans nos quartiers là quartiers yi nga xamante ne ay santaanu lébu la surtout lan moo indi loolu parce que bu njëkk mag ñi lépp liñ daan dafa amoon ay place si quartier bi boo xamante ne foofu la ñuy toog di ko taataan bu ñu ko taataane foofu la ñuy toog régler ko joxe ay orientation mu dem ci famille yëpp loolu moo indi grand place donc je peux même dire que nekkoon na genre assemblée la. voilà assemblée la woon boo xamante ne mag ñi fa la ñuy daje di waxtaane lépp li nga xamante ne moo am ci quartier bi voilà joxe orientation yi pour mu mun a dem ci njaboot yi. d'ailleurs loolu moo waral sunu teewaay fii. ñu ñëwoon laaj la en tant que Médinois gis nga ñaari coalition yu mag encore une fois mu nekk coalition présidentielle bi Benno ak coalition actuelle maire en tant que Médinois
ban attente ngay xaar ci ñaari coalition yi. parce que question bi nga ma laaj moom dafa am solo lool parce que man aujourd'hui yàlla dafa def dama nekk un acteur politique je suis le délégué communal du nouveau parti en même temps bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne aujourd'hui Cheikh Ahmed Tidiane Ba moo ko dirigé donc ñu ngi dem ci ay jongante yu am solo mais dans un premier temps je vais faire un appel à la non-violence ñu xam ne Médina ñun ñëpp ñoo ko bokk Médina kenn duñu ko defaral ñun ñoo koy defaral suñu bopp donc loolu bëggoon naa vraiment ñu insister ci même je lancerai même un appel à ce que toutes les têtes de coalition lancer tamit appel boobu parce que loolu mooy suñu njëriñ parce que bu ñu bëggee defar Médina bëgg ko yàq en même temps kon dara du am man daal maa ngi lancer appel boobu léegi nag attente bi mu si am mooy lan élection yu am solo la pour le devenir de la Médina parce que dafa doon élection boo xamante ne benn nit mënu ko régler il faut que ñëpp tous les Médinois jàpp si pour ñu mën a ko régler Médina dafa regorger plein de ressources humaines yoo xamante ne aujourd'hui on peut les mettre en contribution ñu passer pour le développement de la Médina man li may conseiller sama coalition d'abord sama coalition lan laa koy conseiller mu nekk une coalition gagnante ku nekk loolu ngay ñaan booy dem élection nga gagné ko mais qu'on ratisse large ñu def benn liste représentative de toute la Médina waa Médina ñëpp gis seen bopp toutes les couches sociales ñëpp gis seen bopp man daal loolu lay ñaan. parce que ñoom aujourd'hui ñoom ñoo war a nekk croix de transmission entre la mairie et les populations mais dara les populations ne sont sous-informées. ku bëgg am information yaay xam ban canal ngay jaar pour am ko donc loolu c'est vraiment déplorable te man je pense que conseil bii di ñëw war na refléter le vrai visage de la Médina am ay conseils yoo xamante ne dañuy jege les populations di wax ak ñoom population bi seen mbëbët seen tawat ñu leen koy wax ñoom ñu koy dem di ko yóbbu ci maire bi comme ça ñu trouver ci ay saafara d'ailleurs ñun dans notre programme on a prévu d'organiser des comités de quartier. Mais il y a des conseils de quartier déjà. Non mais man daa ma ne conseil de quartier ngay wax man musuma ci assister musuma ko gis sax gisuma sax kuréel yooyu ñan ñoo koy doxal donc loolu c'est vraiment déplorable man je pense que ñun en tant que Médinois tey yàlla bu defee sunu leader bi nga xamante ne moo leen jiite muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu jël maire bi vraiment di nga gisaa beneen kanamu maire bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen waa Dak Médina ñu leen di gërëm di leen ñaanal ngeen jëm kanam ndaxte lii ñu suñuy jamono mosuñu ko am buñ toogee ba léegi suñuy doom sos lu mel ni dana alhamdulilah te di leen encouragé ñu nit boo xoolee fii penc la boo xam ne jusqu'à présent ne respecté suñu tradition mooy lan doom topp bàyyi rakk topp mag moo fi nekk ñun nag bu nga xamee ci loolu ñu yar nañ so nàmpal ñu ci loolu moo tax ñu gën ko concrétiser boo xoolee fii ñii toog ñoomu Pape Alioune Diagne ñii ñëpp suñu doom nañu am na dans d'autres sociétés yeneen quartier yoo xam ne mag ñu duñ toogaa mag xale yi te loolu ñun loolu dañ ko effacé ba xam ne bu ndee discuter fii y a pas de sujet tabou mag bi ndey wax xale bi wax toujours dans le respect y a un respect mutuel. man maa ngi tudd Ablaye Jigal kon bi yëpp Ablaye Fall laa tudd mais Ablaye Jigal lañ moo xamee Gueule Tapée fii Médina lépp quoi man lu ma siy wax nañ delloo si waat suñu xel bu ñu toogee waxtaan delloo si suñu xel yi xale yi ak mag ñi ñu toog mag ñi dugg si xale yi toog si kër yi waxtaan ak delloo si xale yi ndax lii yëpp lu ko waral mooy ñàkk bu metti ak ñàkk liggéey waaw loolu rek la mais nag damay conseiller xale yi xale bu fi nekk te jàng soriwul te mënoo dem fenn nga dem jàngi métier bi mën nga suturoowu métier bi boo si toogee jàng yàlla mën na la suturaal ndax ñun ñëpp métier lañ jàng man mi di waxew si laa jàng ba retraité métier laa yoroon ba liggéey service ba retraité toog fii ba léegi bàyyiwu ma sama métier su ma si amee sama sutura maa ngi siy dem ba léegi waaw ndax jekkoo ñun
par exemple li ma fekk dañu fekk ñun suñu bàyyi di ànd lépp lu fi am rek dañ fekkoon suñu kilifa yi di ko fi def moo tax bëgguñu mukk dara lu fi ñaaw loolu moo tax may ñaan xale yi ñu delloo seen xel lii ay temps la rek day jeex bu dee xaalis day jeex lépp loo gis rek nañ delloo seen xel waaw loolu rek laa si amoon la mu siy wax. maa ngi tudd Atoumane Diagne maa ngi dëkk Rivière Angle Blaise Diagne Jekko waaw. léegi grand place bi ñu ban njëriñ la grand place la. mooy njëriñ mu am mooy booloo parce que grand place bi defe naa benn xale ma koy initié mais ki wax Maodo Ba mu initié grand place bi nga am na 15 ans fu mu nekk ñu bari nañu yaakaar ne tey la commencé xam naa bu ko seetlee def nag tey la commencé mais am na 15 ans grand place bi nag si biir loolu am ñoo xam ne ñu ngi dëkk Sonatel fi leen Jekko leen bokk dañuy ñëw ñi Wakaam dañuy ñëw parce que comme Jekko la ak Médina te benn bopp kenn mu ko xar ñaar benn bopp kenn mu ko xar ñaar voilà ñëpp nekk benn sodewu ànd ñu nekk bokk ndey bokk baay. violence bi ñu xam ne ñu ngi koy seetlu fan yi lan nga ko mën a wax. violence daal mooy ñun de suñu leader boo ko xoolee sax xam ne ki kanamu jàmm la boo xoolee kanam gi xam ne kanamu jàmm la kon donc si loolu lay dox te loolu lay wax guddeeg bëccëg moo tax si biir loolu xale yi nañu xool seen leader bi parce que ku am jàmm la ku tey la ku baax la ku yaru kon nag ku topp leader boobu defe naa violence du am parce que si lan mooy miir jàmm yi ñuy bind waaw miir jàmm yi ñuy bind borom kër gi ñëw ne effacé leen yaa ko si violence bokk bañ doom ma yëfu jàmbur si campagne bi di jël yëfu jàmbur bàyyi seen ay xeer yëpp na nga ko bàyyi parce que ñu Médina benn bopp la ñu. comme ni nga ko waxee malheureusement politique dafa ànd ak violence mais dama yaakaar ni li ñu boole nii moo ëpp li ñu séparé parce que bu ñu xoolee jotaay bi ñu toog nii jotaay waa Jekko la Maodo di ko yaatal Jekko rue 29 spécialement ak rue 31 Maodo di ko yaatal waa rue 8 di ñëw waa rue 10 di ñëw waa rue 33 ñëpp di ñëw di fi daje ku ñëw mu photo la wane ko et puis li si ëpp solo mooy les jeunes ak les waa Jekko yi nekk diaspora dañuy bëggee jotaay bi. parce que des fois nga gis Alioune Diagne Maodo photo ko dugal ko nga gis ko aimé kontaan parce que sama grand la wala sama cousin la gëj nañ gisee donc loolu dafa neex muy vraiment un symbole. ñu koy taarale toujours nag ay match yu ñuy def 4C nga xam ni ñii ils ont 80 presque 70 ans dañuy sol équipement ñëw football donc mag ndaw góor ak jigéen loolu vraiment dafa am solo donc pour revenir à la violence dëgg yàlla na ñëpp xam ni léegi ñi nga xam ne dañu bëgg nekk maire ñu xam ni ak seen ay partisans ñu xam ni ñun ñëpp waa Médina lañu. parce que tey jii su violence amee nga xaañ benn partisan wu maire bi sa cousin la sa frère la wala sa sœur la. bu demee hôpital xëy na di nga ko fa fekki bu maara dëytaalee it amee xëy na di nga ñëw teew donc ku ne nga xam ni koo gaañ rek sa mbokk nga gaañ sa frère nga gaañ donc li am solo mooy vraiment unanimité amul fenn ala kulli xaal ñii dañuy far fële ñii far fii ku se ne nag na nga far fi nga far essayer de convaincre par les arguments sama candidat kat moo gën parce que def na lii parce que def na lii sama candidat kat moo gën parce que fas yéene def lii fas yéene def lii donc loolu la ñuy woo waa Médina yi man de vraiment je rêve à une campagne électorale à l'américaine ñoom les partisans du maire sol seen ay effigie sax seen ay t-shirt def ay campagne yu rythmé yu coloré ñu romb leen duñu leen saaga duñu leen sànni xeer duñu leen def dara ñun de notre côté ñu def noonu quand je dis ñun moom mooy les partisans de Cheikh Ba parce que ñëpp xam nañu man CATB laa bokk et je suis membre fondateur de la CATB mais de vraiment ñi nekk ci partisans côté maire ñi nga xam ne man je n'ai jamais été violent si sama kaddu si sama jëfinte képp ku ma gis ngay def violence dinaa la woo ne la rafetul sa digganteex sa waa gox donc daal on appelle à la paix à la sérénité et vraiment ñu ñaan yàlla ki gën pour Médina yàlla tegaat ko fi waaw. Dans tous les cas, ce qui est important, que la Médina gagne. Gagne, effectivement. La Médina qui gagne. Wow. Donc, vraiment, comme nous disons, il faut symboliser suñu jotaay bi. Dafay symboliser la paix et la concorde. Parce qu'aujourd'hui, fiefu Cheikh Ba la këram la. mais terewul am na ñoo xam ni ànd ñoo moom dafa dañuy toog di waxtaan di kaf di ree bokk mbir mi parce que suñu ay frère lañu di leen jéem a convaincre nag que ñu xam ni kat ñoom si ñun lañu war ñëw mais li am solo rek moom mooy lépp ñu def ko ci calme ak ci jàmm. maa ngi tudd Cheikh Oumar Ndoye Maodo Malick mi nga xam ne suñu frère la suñu rakk la booy bu bien te mu yor attaaye bi yor tout et tout yàlla na ko yàlla lafal cat may ko fan bu gudd ak wér gu yaram waa ñun Jekko solidaire fii ñun
mag day jiitu rakk topp si depuis bi ñu nekkee xale ba léegi ñun loolu lañ xam mooy suñu devise dañu déggal mag ñi xale yi déggal ñu parce que toujours lu grand yi wax ñu ngi seen ginnaaw topp seen ginnaaw waaw topp seen ginnaaw xale yi tamit topp suñu ginnaaw loolu mooy Jekko solidaire ñun loolu la ñu xam mooy suñu cosaan mooy suñu devise mag ñi loolu la ñu yaree waaw mu doon affaire bu rafet boo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi xool si ñun di roy si ñun si affaire boobu bu nit amee mbébétu kële la rapidement su ma amee benn affaire Ibou Diagne réglé na ko avant keneen di ñëw sama mbokk di ma ko réglé Ibou Diagne mu ngi à côté réglé na ma ko wala sama rakk Ismaïla Ndoye réglé na ko wala Maodo Ba réglé na ko du ñu xaar sa mbokk di ko réglé solidaire boobu mu ngi suñu biir ordonnance bu taxawee gars yi jënd nañ ko xaar xooluñu nga am xooluñu nga ñàkk buñ koy yëg jënd nañ ko yot ndànk jox la ko kon loolu fi mu am bëriwul di bokkalante dépense si suuf ci pet te kenn xamul nu mu demee am na Jekko solidaire di dimbalante macha allah te yàlla rek a tax si barki Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñun dañuy jàppalante suñu biir c'est la famille ñoo bokk benn bopp ña ngeen ne fi nekk Ndooyeen Njaañeen Mbengeen Sambeen Fayeen Pël Fuuta yi sax nee na Ndooy lañ sant ay lébu lañ ngir lan suñu xol bu yaatu ak suñu baax yàlla nañu yàlla lafal catte mu suñu seytaane ak musibaax balaate làq ñu fa yàq yeggul si barki yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mais violence bi fi am nag diggante Bamba Fall ak Cheikh Ba lenn kese la Cheikh Ba suñu doom baay la Bamba Fall suñu doomu ndey la ñun amuñu fu ñuy teg suñu tànk mu ngi mën ni si affaire Serigne Dakaru Papa Diagne ak Ablaye Matar Diop ñun ñëpp c'est la famille benn bopp lañu ñii violence dañu xamul Cheikh Ba ku bëgg a ànd ak moom ne ànd ak moom ku bëgg a ànd ak Bamba Fall am nga droit ànd ak moom non violence la ñu wax na boy yi réglé te yaru te xam ne benn bopp lañu kenn mënuñoo xar ñaar Cheikh Ba frère la mbokk la Bamba Fall frère la mbokk la du ku ñuy bedd di ko sànni lu mu bon daf na si mbiri naa loo xam ne suñu yaay fakkat salootuñu bu ñuy dem marché wala bu ñuy dox ñu ngi sant ne fi ñuy dox ñu ngi nekk à l'aise parce que yëpp dafa yàqu woon ay kër-këraloon ak kii nañu wax dëgg te yàlla tax Bamba am na lu mu fi def liggéey na macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat léegi que le meilleur gagne affaire bi ñuy xëccoo ñun ñëpp ku nekk xoolal fu la arrangé fu la neex fu sa arrangement nekk nga nekk fa te bañ a ŋàññ kenn bañ a xas kenn bañ a kenn wax kenn lu ñaaw parce que ñunu neen la ñoo bokk maam ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw ñun benn lañ 6 mooy 9 ñun Jekko solidaire loolu la amul lu ñuy ragal nag ñoo ëpp fit Sénégal Macky Sall bu ñëw suba ñu jëlee ko fi suñu defee mouvement dañ ko fi jëlee mais dafuñu ko parce que ay noble lañ ay gor lañ fi ñu toog lu ñu toog okkuñu kenn laaluñu kenn mais ku ñu xoos ñu xuri la mbëkka la dóor la ay crochet ba ngay miir waaw bandee nañu noonu mais duñu tooñ nag ba pare fu ñu noddee jàpp nañ ba set julli loolu la ñu grand yi yaree grand yi loolu la leen mag ñi yaree jaamu yàlla la ñu xam duñu tooñ ak liggéey mais ku ñu tooñ nag doo dem. asalaamaaleykum waa Médina waa Jekko waa diaspora bi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme ni ma ko waxee woon rek Médina ak li ko wër waaw macha allah maa ngi nuyu ñëpp man la Maodo Ba maa ngi dëkk Jekko maa ngi ziar ñëpp macha allah di baalu ñëpp ak jaa ngeen jëf. ma laaj la grand place bi lu ko initié lu ko waral. nan lay demee. waaw loolu soo ma ci laajee dina ma neex trop parce que ñun fii Jekko comme li ko Cheikh Omar waxee rek mag mooy jiitu rakk topp ci ginnaaw ñun dañ topp ci ginnaaw grand yi ay grand yu baax a baax macha allah ñoo xam ne même ci jàkk ji sax dañuy xajal bu ñu toogee ñu ñëw toog seen biir macha allah loolu moo ko sabab dama toog benn dimanche rek toog xool affaire yi xaw a kii rek ma jënd benn bradax kaas teg rek woo ñaari grand ñett ne waaw mais nañ tàmbali ci affaire bi xool nu muy demee mais macha allah yàlla def sutura grand yëpp ñëw sama grand waa Jekko ñoo ci jàpp nag macha allah waaw gaa yu baax daal macha allah gaa yu baax a baax. en général grand place c'est tous les dimanches. tous les dimanches de chaque mois. tous les dimanches de chaque mois. tous les 3 mois. c'est comment ça se passe bu ngeen grand place bi ñu amee. lan moo ciy am nan lay demee mën nga ko expliquer ñi nga xam ko. mais grand place day bëri surprise da ngay toog ba si yàgg benn grand jënd crème fële indi benn grand joxe ndekki fee indi benn grand joxe warga benn grand joxe suukar mais ñëpp ci jàpp waa Jekko ñëpp ci jàpp grand bi très bien ñëpp ci jàpp très bien ñëpp ci jàpp waaw gars yëpp ñoo ci jàpp macha allah moo tax fi mu nekk dama kontaan bu mënu wax sax bu baax. ñu ne si tan nañ jéem a xool ñi fi dëkk nu ñuy doxalee ñu doxalee noonu respecté seen mag ñi respecté seen papa yi respecté seen morom yi tamit xam ne benn affaire la boo xam day jàll bu jeexee ñun ñoo ciy nekkaat nañ ko rafetal macha allah nañ ko rafetal Cheikh Ba fi la dëkk Bamba Fall mi ngi ci maire bi mais nañ ko rafetal ku ci yàlla tudd mu jël ko rek macha allah na ko jël ci jàmm salaam
mais nañ ko defar ba mu nice xool yëpp sedd comme gars yi ñu koy defee toog waxtaan diisoo demante duggante comme maintenant lu muy demee loolu rek daal man laa ci gis waaw. ban appel ngay def Médinois yi par rapport ak élection yi ñu jëm. nañ jàppalante rek comme ni ñu ko daan defee avant lii man su ma namee dem Gueule Tapée dem Gueule Tapée su ma namee dem rue 31 dem rue 31 su ma namee dem rue 29 dem rue 29 toog waxtaan ak ñoom nice benn problème bañ a am bu jeexee jeex na après ñu continuer ci lu ñu daan dund. waaw mais maa ngi gërëm tamit sama maam Ibnu Diagne moom mi nga xam ne mooy kilifa kër gi di gërëm samay grand frère samay sœur samay cousin samay nijaay ñi nga xam ne tey li ma mel ñoo ma ko def ñoo ma tàggat macha allah ba mu mën a ànd ak ku ne maa ngi di gërëm di leen sant di gërëm Gambeex Massar Diagne waaw mais tamit di gërëm waa Jekko sama grand yu baax yi grand yi macha allah grand waa Jekko macha allah ay grand yu nice lañ xoolal boo jubalee ñu jubal boo jàddee ñu lay teg jàdd nga waaw esprit bu sain corps sain maa ngi gërëm diaspora bi nag de gars yi nga xam ne chaque dimanche ñu ngi may bàyyi xel maa ngi gërëm diaspora bi ñëpp waaw maa ngi bëggee ñëpp